Ndiaga Dia, je suis le coordonnateur des programmes de l'association ECOS et nous travaillons dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées dans la région de Dakar, la région de Saint-Louis et la région de Kaolack. waaw tey jii ñu ngi daje fii ci mairie de ville bu Pikine ci jàppale ak ndimbalu sunuy partenaire Speak Up Africa ak programme national lutte contre les maladies tropicales négligées mi nga xam ne docteur Fatou Badiane moo ko jiite jóge ci ministère de la santé. li tax ndaje bi ñu organiser ko moo di dañoo bëgg kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite gox yi programme bi am ci muy région de Dakar, région de Saint-Louis ak région de Kaolack kilifa yi gën a dugal seen loxo ak gën a gunge ñi nga xam ne ñooy liggéey ci xeex jàngoro yooyu ñu tuddee maladie tropicale négligée maanaam ay jàngoro yoo xam ne dañu leen a ñàkkal solo te ñuy ay jàngoro yoo xam ne dañuy loraate lu mel ni saan yi xale yi di am ci seen biir yi mu te muy wàññi seen kattan di leen manquéloo deret ba tax na sax seen njàng sax mën na si tardé ak yeneen jàngoro yi nga xam ne yii dañuy tax nit gumba lu mel ni trachome ak yi nga xam te ni mën na laagaloo nit filariose lymphatique nga xam ne tànk nit ki mën na dem ba jàpp tànku nit ki ak yeneen yi nga xamante ni yii dafay jur tànk yu rëy yooyu ñu tuddee éléphantiasis nit ki doy dem ba sax daanaka mën na am du mënati dox ak jàngoro bu mel ni bilharziose nga xam ne gox yi nga xamante ni ndox daf fay taaju ñu ko doon gën a gis ci waalo bi ak Fuuta te léegi mu ñëw ba ci région de Dakar Diamniadio neen nañu ay bassin de rétention yu fa ne xale yi dañuy dem di ci sangu te ku amee jàngoro bi bu sawee ci biir ndox mi loolu dafay mën wàll ñeneen donc jàngoro yooyu ñu ngi fii lu mel ni tamit ngaana feebaru ngaana mu ngi yokku ci gox yi am na ci Pikine am na ci yeneen gox yu ci banlieue bi yëpp ak rage feebar bi nga xamante ne bii màttu xaj moo koy indi wala ñi nga xam ne jaan moo leen màtt yooyu yëpp ci maladie tropicale négligée la bokk te programme national di def képp kàttanam pour xeex jàngoro yooyu ñu ñaan nag maire yi ak képp kuy kilifa ci goxaan yi nga dugal ci sa loxo ngir ñu jox programme boobu moyen yi mu soxla ngir mën a motali liggéey bi. waaw xëj na sensibilisation bi des na xëj na askan wi laaj na ñu dem waxtaan ak ñoom xamal leen li nga xamante ne lii jàngoro yooyu dina ko jur ci yàqu-yàqu ci si wér-gu-yaramu xale yi surtout bu ñu leen sensibiliser yaakaar naa ñoom ñëpp daañu ci dugal seen loxo. waaw sensibilisation boobu ñu ngi ci di accompagner programme bi nga xam ne mooy xeex jàngoro yooyu te docteur Badiane jiite ko. waaw moyens yi moom mën nañu wax ne des na ndax programme bi ñu taxawal sax te sunu partenaire Speak Up jàppale ñu ci pour ñetti weer la maanaam phase test la. léegi donc laaj na nag ñu gën a am yeneen moyens yu gën a dëgër ngir ñu mën a def programme yu gën a yaatu yoo xam te ni dina jéggi ñetti région yi dem ci yeneen région donte am na yeneen association yi nga xam te ni ñoom it ñu ngi liggéey sur le terrain ci loolu. Oui, actuellement le partenaire qui nous accompagne pour cette phase test de 3 mois c'est Speak Up Africa, mais nous espérons davantage de moyens pour mettre en place des programmes d'envergure nationale. Ministère de la Santé dafa jóg depuis plus de 10 ans mu ngi nii fukki at a ngi nii dañoo jóg ne dañuy war a xeex feebar yi ñu naan feebar yi ñuy naxasal ñi nga xam ne dañ leen néewaloon doole trop mu ngi ci bokk feebar bi ñu naan feebaru gaana wala feebar bi nga xamante ne xaj yi ñoo koy jotee suñu màttee xale yi wala feebar bi nga xam ne xale yi lay dal te dañuy faral di suñuy saw mu ñuy saw deret wala feebar bi nga xam ne saani mooy jàpp xale yi ak yeneen i feebar yoo xamante ne day indi ay silmaxa yooyu yëpp tey ministère de la santé dafa jóg taxaw ne day xeex feebar yooyu ndax dañoo seet ne que feebar yooyu ñi muy dal mooy ñi gën a xamante ne dañoo néew doole ñi nga xamante ne am nañu jafe-jafe ci feebar faju ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe tey jii ci am ndox bu set bu ñu mën a jëfandikoo seeni biir kër ñi nga xamante ne am nañu tamit problème nga xamante ne amuñu ay système assainissement bi nga xam ne ndox yu bon yi day dem ak ñi nga xam ne seen jàng xëy na demewul noonu xamuñu bu baax naka la ñu mën a kii seen bopp aar seen bopp ci yenn feebar yi moo tax ministère tamit dafa jóg ne day jàppale askan bi gën leen ñaax ci yenn comportement yi ñu war a am pour ba nga xamante ne feebar yooyu du leen gaaw a dugg. waaw feebar yi nag li koy indi li ci bëri ay
germe lañ ko mën a waxee mais pour ay doomu jàngoro yoo xamante ne balaay muy dugg ci nit tamit il faut que nit ki nekk benn situation boo xamante ne dina ko gaaw a dugg mooy ki nga xamante ne amul ndox mu ngi naan ndoxu taataa yi di ko naan xam nga loolu ñëpp xam nañ ne ndoxu taataa yi ku koy naan tey jii mën nga ci jëre jàngoro ñi nga xamante ne xëy na tey amuñu comme taalibe tey jii duñu sol dàll ñu ngi dox ci mbedd bi saani di leen dugg noonu ak ñi nga xamante ne suñu waa dëkk fi ñu dëkkuwaay bi set bi demewul noonu dina am des fois kii problème yoo xamante ne dëkkuwaay bi aérewul te même suñu waxul sax feebar yi ñuy wax waaye tuberculose tamit mu ngi ci biir dëkkuwaay yi xat na tilim na ba nga xamante ne feebar bu ñëw rek day gaaw a dugg nit ñi. waaw pour mucc ci feebar yooyu mooy que dañuy gën a ñaax askan bi ñu set ndax set moom ci la lépp xaj nit ki soo setee rek feebar du la gaaw a dugg di xëy di sangu ba set di sël moox saabu di sol dàll soo dugg ci jógee ci gannaaw kër raxas sa loxo ba mu set boo nuyoo nit tamit ba ñëw sa kër balaa ngay lekk nga raxas sa loxo ba mu set di xëy di bale sa kër ubbi palanteer yi ngelaw bi di dugg ubbi di ko bale di ko nettoyer nga xamante ne yoow yi sax dañ lay daw ndax soo setee ndox taawul sa kër mbalit yi nekkuñu fa yooyu dinañ fa daw xaj yi tamit dañuy fay jóge matt xaj yi dina wàññeeku kon daal ñu ngi gën a ñaax askan bi ñu set ci lépp li ñuy def parce que feebar yi moom li ci ëpp ñàkk set moo koy joxe kon boog suñu setee rek yaakaar naa ne feebar yi dinañu daw di ñaan tamit ñi nga xamante ne ñoo yor goxaan yi ndax am na yoo xamante ne population bi xëy na ñoom foofu fi ñu yem foofu la mais li ci des ñu yor goxaat yi ñoo ko war a mottali ba nga xamante ne dëkkuwaay bi cadre de vie bi dina agréable dina set te tamit dinañu mën a jàppale néew di doole yi ba nga xamante ne ku ci feebar di nga mën a faju je pense que yooyu yëpp suñ ko defee tey feebar yooyu dina wàññeeku bu baax ci dëkk bi. docteur Fatou Ndiaye Badiane la maa ngi liggéey ministère de la santé yore programme bi ñuy tuddee maladie tropicale négligée. waaw sant ñëpp gërëm ñëpp wax ni tey dañoo fekkee atelier bu am solo nga xam ne waa ECOS ñoo ko organisé en accord avec le ministère de la santé te li ñu fi wax yëpp am na solo programme bi dafa am solo parce que jàngoro bi muy am man bi ma dégloo seetaane exposé docteur Badiane dama xaw a am dama tiit parce que mu ngi concerné aussi le département de Pikine donc dama defe ne ñun en tant que collectivité locale suñu devoir mooy ñu jàppale programme bi te incha allah comme kilifa gi moo ñu fi yebal pour ñu ñëw toog su ma jógee dinaa ko rendre compte te lépp lu ñu mun a def pour jàppale programme bi dañ ko def parce que aussi santé dafa am solo ki réew. waaw xam nga nag diisaay moom ni ma ko waxee doyen moom daal moo ñu fi bàyyi ndax ñun dañ ñoo fal pour que ñu régler problème yi askan bi c'est vrai que dina diis mais en fonction moyens yu am santé dafay occuper une place prépondérante priorité la sax sinon santé ak éducation xam nga ki réew ça fait partie des priorités donc li ma gis ki exposé fii dafa am solo ba tax na ni vraiment dinaa rendre compte pour que ñu jéem a seet nu ñuy jàppee ci programme bi. Matar Diop 3e adjoint maire ville de Pikine.